téléspectateur yu ITV am mbégte dellusiwaat fii am mbégte tamit dalal tey Thierno Amadou Sy nekk leader du mouvement Hayesso nekk ci coalition Benno Bokk Yaakaar ñu fas yéene waxtaane lépp lu jëm ci wàllum actualité naka noonu mouvement politique yi seen njëriñ si biir parti yi loolu dank yaatal ci kanam tuuti Thierno Amadou Sy maa lay dalal jàmm ci plateau Kennu Askan Wi fii si ITV. Alaaji Malick maa ngi lay nuyu di am kontante lool di ñëw fii ci télé bi nga xam ni ba mu juddoo yàggul waaye sànq maa ngi la koy wax nee naa la man télé balaa mu may neex di def lu njëriñ askan wi. te wax dëgg yàlla yéen a nga ca yaa na loolu yàgg di nuyu téléspectateurs yëpp. Sénégal fu ñu mënta doon ci 14 régions yi waaye sama région sama dëkk sama commune Nabadji Civol maa ngi leen nuyu bu baax a baax te leen ziara. am na solo Thierno Amadou Sy ma def leeral que ni en 2011 2012 ba ma nekkee stagiaire ca RTS jaar naa tamit si sa loxo ndax yow taskatu xibaar nga woon laataa ngay dugg si politique bi. taskatu xibaar laa woon taskatu xibaar laa ba tey. ndax dafa di bokk ci métier yoo xam ne man dama jàpp ni du mus a jeex. ndax ay métier la yoo xam ne dañu amal njëriñ réew. te wax dëgg yàlla yow wax nga dëgg télévision nationale yaakaar naa tey. Sénégal ñu bëri jaar nañ fa. Mamadou Ibra Kane di seen patron tey ñu koy rendre hommage. ak ñeneen ak ñeneen. donc yéen ñi ñëpp tey yéen a ngi def fierté Sénégal kon sant yàlla rek ba loolu xewee. alors am na solo dañuy ñëw d'abord ci point du jour bi tolluwaayu coronavirus bi ban taxaw seetlu nga siy def. waaw corona bi nag moom dafa am man ñaari regard yi ma ci am. bi ci njëkk mooy feebar la boo xam ne dafa umpale ñu ñëpp ci lu bëri. feebar la boo xam ne kenn xamul kañ lay jeex loolu am na leneen lu tiital nit ñi mooy doomu aadama yaa ngi faatu loolu am na bis bu jot itam muy gën a yokku. waaye ba ko nguur gi jëlee en charge nekk di ko jël en charge te loolu nekk inscrire dans la continuité man boobu la sama xel xaw a dal leneen itam loo xam ne dégg nañ ko jamono ji mooy ba njiitu réew mi waxee ni feebar bi dañu war a jàkkaarloog moom xeex ko. il faut apprendre à vivre avec le virus. wax dëgg yàlla di ko xeex te di doxal suñu réew ndax réew mi tolloon na foo xam ni imaginel bu ñu la nee croissance économique moo yokkute réew téeméer boo jëloon demoon nañ ba jege juróom-ñaar wala sax ba romb ko tuuti ñu jékki-jékki loolu wàcc ba ñu ne benn poñ la ba ñu ne ba mootu sax benn poñ boobu duñ ko am kon loolu waratuñ taxaw. donc alaa kulli yàlla dañu war a génn liggéey réew mi. waaye nag jàkkaarloog feebar bi mooy comme ni nga def yor sa masque comme ni may def yor sama masque comme ni ñu moytante télévision yëpp léegi plateau yi amatul jegeñoo ak yooyu. donc loolu yaakaar naa bu ñu ci wéyee feebar bi dina wàññeeku baax a baax wala dina fi jóge ci nu mu gën a gaawee te suñu réew mi tam du suux. alors seetlu bi tamit loolu tamit est-ce que tiitalu la bàyyeeku bu ñenn ci askan bi bàyyeeku. wax dëgg yàlla ñoo xam ne moom corona bi moom dañ jàpp ni moom amatul. loolu am na vendredi bii passé maa ngi woon ca commune bu Nabadji maa ngi woon ci biir région bu Matam la ma doon fàttali nit ñi rek mooy yéen a ngi bàyyeeku te loolu yaakaar naa warul dama jàpp ni bu ñu waxee nañu continuer suñuy activité professionnelle bu ñu waxee nañu continuer liggéey koomu réew mi bu ñu waxee nañu bokk ci lu yokk Sénégal waxuñu nañu jël suñu bopp jébbal suñu bopp feebar bi donc loolu itam yaakaar naa askan wi war nañ ci gën a bàyyi xel xam ni feebar baa ngi fi ba tey feebar bi sax dafay yokku. daanaka donte nag ñu ngi am mbégte ci guéri yi maanaam chaque jour ñu ngi gis ay nit a ngi wér waaye bu ñu fàtte chaque jour ñu ngi gis ay nit a ngi faatu. donc puisque loolu yëpp a ngi fi nag wax dëgg yàlla fagu dañ ko war a gën a yokk. am na solo Thierno Amadou Sy yow yaa jiite mouvement Hayesso. Hayesso. si pulaar Hayesso. lu muy tekki. Hayesso mooy jëm kanam. Hayesso mooy rendez-vous du futur ndax ñun dañu nekk ay ndaw tàmbali politique. dinañ ko wax ci kanam ci lu ñuy wax mouvement politique. tàmbali wuñ ko rek tey pour mu jeex tey kon booy jox askan wi rendez-vous da ngeen jox rendez-vous ëllëg rendez-vous futur pour ñu mën a natt sa jaar-jaar ci politique. moo tax ma ne gaañ yi Hayesso dafa am ñaari signification mooy nañu bëmbax suñuy gox ñu jëm kanam waaye nañu ànd jëm ca kanam te buñ fa eggee ñun ñëpp ñu nattandoo li ñu jot a liggéey ci réew mi. alors Thierno Amadou Sy mën nañ xam ni yow lan moo la poussé. nga dugg ci politique ginnaaw ba nga nekkee taskatu xibaar nekkoon RTS nekk fa tamit présentateur macha allah ci journal 20h di def tamit ay reportage ñu jékki-jékki nga dugg ci politique lu tax. wax dëgg yàlla ñu bëri posé woon nañu question boobu. te période bi may dugg ci politique dafa tombé may jàppale njiitu réew président Macky Sall daanaka période boobu. à 1 an de la présidentielle la woon. mais doguma la mais boobu tamit dafa tombé noonu en même temps nga nekk taskatu xibaar.
c'est exactement dafa tombé. mais loolu warul woon de. non dafa tombé maa ngi nekk ci. oui di nekk présentateur 20h. mais njumte dafa amoon ci samay confrères ndax titré nañ fi à l'époque ne def naa journal dugal naa samay élément ci journal télévisé dama doon sax du ma ci dellu si waat. waaye loolu mosut am ba yàlla dogalee ma commencé politique boobu laa teggeeku ci lépp loo xam ne liggéey la buy wane ne taskatu xibaar bi mun na farfee wala mun na farfale. te loolu itam wax dëgg yàlla samay kilifa jàppale ma ci ndax su ma ko bëggoon te peut-être sama directeur général Racine Talla bëggu ko du mën a nekk waaye ñoom ñëpp wax dëgg yàlla jàppale nañ ma ci donc ba ma tàmbalee politique maa ngi nekk détachement ci benn ministère di ci liggéey donc sama liggéey ci production audiovisuelle la gënoon tourné donc loolu mënul feeñ ndax kii Macky Sall la àndal wala diw la àndal maa ngi la doon wax sànq ni ba may lancé sama mouvement c'était à 1 an de la présidentielle ñu bëri ni mais attends kii xanaa dafay xaru am na ñu ma ko wax. ne ma yow est-ce que Macky Sall daf mën a non. est-ce que Macky Sall dina jàll wala du jàll. ma ne du loolu mooy. mbir mi lan la mooy man dama décidé ne doomu Sénégal la war naa mun a engagé wu sur politique war naa mun a bokk ci luy doxal sama diwaan d'abord ndax bu kenn fàtte xam nga loolu du mbirum parloo ci askan wala ci fi nga bokk déedéet ku nekk sa gox boo ko tàmbali liggéey. man ma tàmbali sama gox nga tàmbali sa gox keneen tàmbali goxam mais Sénégal jëm kanam donc ñu ne ñun suñu objectif de départ mooy commune bu Nabadji Civol ñu lancé ko fa tàmbali fa liggéey bi waaye ñu tànn ci ñi ñu war a àndal ban vision politique la ñu gëm kan la ñu xalaat ni kii bu ñu àndeek moom mën nañu jëmale Sénégal kanam wala mën nañu jëmale suñu gox kanam ñu gis ne président Macky Sall la donc ñu samp suñu mouvement Xaayeso ànd ak président Macky Sall jàppale ko ba yàlla may ko ndam donc loolu yëpp nag c'était pas évident parce que yow xam nga ko nga nekk journaliste rampé ndax RTS lu ñu fa njëkkoon a def mooy journal wolof 12h ñu dem 23h dem 13h dem 20h donc bu dee ci wàllu grade la dem nga ba tapp grade général mën nañu ko tuddee noonu te rampé moom dafa am solo ci journalisme dafa am solo ci journalisme RTS feeku naa fa ñaari junni RTS nekk naa fa rajo Sénégal di def journal ma am cachet wu juróom-ñaari junni boobu ba ñuy wàññi cachet problème mu budget dañ ko delloo ba ñaari junni ci loolu la ñu nekk ba yàlla dogal ñu pare suñu njàng ba yàlla dogal ñu am fa CDD ba yàlla dogal ñu embauché ñu donc am na lu ñu daj loolu ñu daj nag ba ñu ko dajee ba noppi te liggéey ci nag laxasoo ak waa Sénégal ndax yàlla dogal na tam suñu métier lañ ca daan def dafa bokkoon ci lu tax ñuy xam réew mi amoon nañ benn émission bu ñu lancé en 2009 émission bi am na daanaka fukki at émission boobu dañ doon dem fu sénégalais yi nekk di waxtaan ak ñoom. xam nga est-ce que tamit doguma la émission boobu bokkul ci li nga xamante ni moo la poussé. absolument nga dugg ci politique. ndax gis na ni émission boobu aussi da nga doon wër Sénégal. dem ci askan beeg yooyu. oui c'était l'une des rares émissions d'ailleurs. bi doon def déggoo la déggoo. très bien moo doon def lu mel noonu. et puis ñu jox sénégalais rendez-vous tous les dimanches. amul dimanche bu ñu mës a tëb. yàlla dogal ñu dajeeg waa Sénégal dem nañu ci dëkk yu gën a reculé dem ba Ndindi Felo yéeg dem Dande dox 1 heure de temps ak ay caméraman ak suñuy matériel donc sénégalais daje nañ ko ñoom xam li métti ci Sénégal moo tax bu ñu duggee ci politique. man dama jàpp ne dafa war maintenant nag loolu dafa may permettre ma wax tuuti rek. Sénégal xam nga dafa am ñaari mbir dafay am ku engagé wu ci opposition keneen ki engagé wu ci pouvoir. ki engagé wu ci opposition jàpp ne moom mooy patriote bi. parce que dafa toll fa di sànni xeer ki engagé ci pouvoir jàpp ne ki engagé ci opposition bëggul dara man ma ne déedéet ma ne ku ci nekk da nga jàpp ni fii su ma fi engagé wu mun naa liggéey Sénégal mais man su ma engagé ci pouvoir dama jàpp ni mën naa liggéey Sénégal keneen engagé wu ci Ousmane Sonko wala ci Khalifa Sall wala ci keneen dafa jàpp ni moom foofu lay mën a jaar pour mën a liggéey Sénégal. alors donc ku nekk war na mën a respecter keneen ka ca wàll wu mu nekk. alors def nga yow tour du Sénégal nga gis que ni yenn zones yi askan bi du ñuy dundee loolu noonu moo fi nekk ba tey de. non loolu nekk fi ba tey. voilà nekk fi ba tey. mais am na ay zones yoo xamante ni Thierno Amadou Sy nit ñi sonn nañu. au moment de choisir un compagnonnage avec le président Macky Sall maanaam tànn ànd ak président Macky Sall natt nañu lu mel noonu ndax yàgg dem ci biir Sénégal avant muy ñëw moom président Macky Sall ak ba mu ñëwee ñu gis lu mu jot a def loolu bokk na ci lu tax ñu ànd ak moom. ndax ba muy samp PUDC. programme d'urgence de modernisation des. programme d'urgence programme d'urgence de maa ngi koy jaawale ak PUMA programme d'urgence de développement communautaire. PUDC bi mu koy samp boo demee ci Loñ
à 20 nangam kilomètres de ci lañ am dëkk bu ñu naan Saare Lew. amul woon courant amul woon ndox amul woon yoon pour dugg fa dëkk ba xam naa ko tey amul lépp nga fa. boo demee ci beneen dëkk ci biir Sénégal par exemple programme d'urgence de modernisation des accès territoires frontaliers. nga dem ci dëkk boo xam ne dañu jàpp ne ci biir Guinée la bokk. d'accord nga génne ko tabaxaat ko def fa courant def fa ndox def fa fajukaay. kon am na lu changé. maintenant nag man li may teewul am na ay dëkk yuy des ba tey. am na yu des ba tey non c'est-à-dire ñoo xamante ni vraiment seen situation dafa doy waar. absolument oui parce que nag bul fàtte da nga nekk ci réew moo xam ne sa doole matewu ko comme que sa doole matewu ko nag saa waay dafa am fooy commencé maintenant nag li bonoon mooy nga war a nga bañ a commencé fenn leneen tam lu may reproché Dakar waaye muy man muy yow. mooy ñun dañ toog Dakar foo ne lépp Dakar la war a yem. président Macky Sall mu faloo amuloon vision boobu moom bëgg-bëggam moo nekkoon. dafa wër Sénégal bokk na ci candidat yoo xam ne li moom la rek la d'ailleurs lu mu wër Sénégal keneen wëru ko donc mu jàpp ni moom li mu gis ci biir réew mi dafa jéggi dayoo dénomination yenn programme sax wane na ko. Promoville tey demal Sédhiou dem ba nekk région ci biir dëkk ba amul tali waa Sédhiou may seetaan. si dem naa fa. demal xool li fa Promoville def. demal nga xool li Puma def par exemple boo demee dans le département de Matam nga dem dëkk bu ñu naan Gourel Oumar Ly mooy dëkk daanaka yu gën a siiw ci frontière ak Mauritanie dëkk ba amuloon poste de santé amuloon ambulance. donc liggéey bu mel noonu nag boo koy doxal ki nekk Dakar tëdd taal climatiseur am di seetaan itélé mënu koo xam. donc noonu la mbir mi demee wax dëgg yàlla boobu ba tey am na ay mbir yu évolué. maintenant nag loolu teewul. coono am na man sama commune Nabadji Civol ni ma bëggoon bu demeewu ko. loolu bokk na ci kon loolu moo la poussé que ni yow nga taxaw teem bëgg nekk maire. taxaw teem ba bëgg nekk maire. oui ak ban façon maire. c'est-à-dire que ñun dañu indi benn vision politique au niveau local c'est-à-dire que bu njëkkaan da ngay samp sa mouvement politique nga ñëw nga naan maay président ba maay nangam tey ñun dañu nekk di def benn type de management politique boo xam ni. man dama jàpp ni mosagul am fenn. maanaam ñëw. sampal leen mouvement président Macky Sall c'est à peu près lu muy def ci APR te gars yi yu bëri comprendre nañ ko samp mouvement bi dinañ effectivement maa ko initié maa ko taxawal mais ñëw leen ñu liggéey. pour l'instant xamaguñu kuy lan Malick nekkoo président man nekk ma secrétaire général ku nekk amal xadar ku nekk amal pas-pas buy wane ni yow yaay président ba. yàlla may nañu loolu tey boo demee ci commune wu Nabadji dëkk yëpp tey am nañ fa ay représentants yu digne ku nekk taxawaayu moom mouvement bi. alors Nabadji Civol lan moo fa manqué nga xamante ni yow si sa objectif nga nekk maire soo fa nekkee maire di nga fa def. Nabadji Civol lépp lan moo la fa metti jamono ji. lépp fa manqué déjà management nu commune Nabadji c'est-à-dire que malheureusement ba ñu créé ay communes yu bees. dañu foogoon ni ànd ak président Macky Sall dina tax nga am vision politique wala nga am vision buy tax di nga mën a doxal ba sa commune jëm kanam. malheureusement Nabadji amul loolu leneen li mooy président Macky Sall ba muy def communalisation universelle am na lu mu ci xalaatoon. dafa jàppoon ne communauté rurale politique de décentralisation bu ñu war a doxal du moo koy joxe. donc boo sampee commune mu ubbeeku sur l'international ubbeeku sur coopération décentralisée mën a gën a doxal ndax budget état rek commune mënu cee dox. mais bu dee commune buy xaar budget état la da ngay dem ba sa buntu commune doo ko am. sunu commune Nabadji amul sax drapeau Sénégal donc c'est extrêmement grave. yooyu nag boo koy gis nga ànd ak Macky Sall nga bañ a ànd ak Macky Sall da nga koy xeex bi nag du pour yow kese pour askan wi la ak nan ngay ànd ak ñoom ba ngeen mën a doxal. wàllum suuf nag foofu amoo leen fa ay coow ay litige foncier jafe-jafe yi comme ni ñu koy déggee ci yeneen dëkk yi. pour l'instant non pour l'instant en tout cas ci commune Nabadji dégguma fa lu mel noonu jafe-jafe bu ñu am rek tuuti mooy ku nekk da ngay téye sa suuf. état soxla tabax lycée ñëpp téye. soxla tabax collège ñëpp tey maintenant nag foofu laa lay indil management bi. ban type de management moo yor suñu commune yi nan nga mën a naxanteeg askan wi ba sama grand boy Ricoune xam ni suufu maamam bii bu ko joxee pour ñu tabax ko collège histoire la dafay des ngiiru dundam ak ngiiru dund ay doomam ak i sëtam dinañu wax ne seen maam Boy Ricoune moom moo joxoon suuf si ñu tabax fi collège. ainsi de suite donc bu fekkee suuf si dañ ko soxla pour l'intérêt commun. mais attends joxel bu fekkee dañ ko soxla pour projet bu viable joxel donc man dama jàpp ni loolu bu dee type de management bi doxee na noonu ba nga wax ak nit ñi loolu du am benn jafe-jafe. ok du ñàkk ñu ñëwaat ci kanam tuuti si lépp lu jëm ci wàllum Nabadji Civol alors gis nañ
Hayeso mouvement la seen taxawaay ci biir Benno Bokk Yaakaar lan la ndax dañu gis yenn mouvement yi dañ koy dégg rek wala seen poids daal du am solo dara ci biir coalition yi fi nekk léegi Hayeso taxawaayam ak poidsam lan la ci Benno Bokk Yaakaar. loolu day président wala mbir mi Hayeso fee rek la féete Matam. wala lan non xam nga ba ñuy samp mouvement bi waxoon naa ko ci yu bëri wax naa ko ci ay interview ne la leen. du ma mouvement wu deuxième mandat. nekkuñu woon mouvement boo xam ne dañ ko samp pour falaat Macky Sall après jeex na ndax loolu dafay am souvent. ndax boo seetloo avant élection présidentielle façon mouvement bu nekk dégg nga ko. ñu si gën a bëri dañ ko sampoon rek mouvement pour réélire man du ma mouvement pour réélire ñun dañu taxawal mouvement boo xam ne pour jëmu kanam suñu gox la mais dañ koy yaatal ci parrainage ba yemuñu commune bu Nabadji ci parrainage ba dañu parrainé oui fi ñu ko war a defee mais ci banlieue Dakar dañ fa tibb lu bëri ci diaspora bi dañ fa tibb lu bëri donc liggéey boobu la ñuy def tey suñu ay représentants ak ñi nga xam ne dañuy liggéeyal Hayeso xam vision bi parce que man ñun lu ñu njëkk a def si suñu vingtaine de groupes de WhatsApp li ñu ciy def guddeeg bëccëg ay thèmes la ñuy développé li ñu ciy def guddeeg bëccëg mooy waxtaanee lu ñuy jëmale kanam ak wax suñu vision. par exemple tey thème bi agriculture la woon moom la ñu wasaare suñu groupe de WhatsApp. tous les jours ngeen di def Sukaabe Hayeso tous les jours. am nañu thème suba par exemple on aura un invité bi ñu tànn Nabadji dama koy rendre hommage El Hadj Fatel la tudd PDS la nekkoon mu ne ma Thierno élection locale lañ jëm man dama jàpp ni li nga nekk di déroulé. te kenn joxagul la mairie Nabadji mën naa ànd ak yow suba dañ koy invité gën ko xamal vision bi gën a waxtaan ak moom gën a échanger ak moom donc mouvement yooyu noonu. créé woon pour deuxième mandat ñu si gën a bëri dee nañu tey. ñun nag ba ñu koy samp daanaka parti politique la lu tax ma ni parti politique la mooy ni parti politique di fonctionner am nañ suñu indépendance. ci suñu gis-gis keroog maa ngi def benn interview. di wax li ma xalaat ci yenn doxalinu yenn ministre yenn gaa woo ma téléphone ne ma yow xanaa àndoo ak Macky Sall ma ne man Macky Sall laa àndal ànduma ak ay ministre ànduma ak keneen président Macky Sall su ma gisee lu koy yàqal dama koy wax alors président Macky Sall nga àndal léegi 2024 incha allah Macky Sall mandat am war a jeex su fi jógee incha allah yow nan nga fas yéene def comme yow Macky Sall rek moo la ñor alors comme moom ngay jàppale non du Macky Sall rek ma ñor man Sénégal la ma ñor. waaw Sénégal moo la ñor mais Macky Sall ngay jàppale. Macky Sall laay jàppale tey. oui di ko jàppale. ak luy jëmale Sénégal kanam. ci luy jëmale Sénégal kanam. léegi 2024. oui am na mot d'ordre bu ñu joxe. mooy la c'est-à-dire que tey mënuma am mënuma génn ci li ma président Macky Sall tegal li mu ñu tegal mooy on perd beaucoup de temps. El Hadj Malick boo seetloo ñun dañuy perdre beaucoup de temps ci wax loo xam ne xaajagul jot. loo xam ne 3 ans 4 ans moo ci des. tey ci yan projection lañ nekk. est-ce que man sama bopp 2024 du ma posé du ma nekk candidat. yàlla rek a xam. mais politique bi may nekk nii may doxal ci commune bu Nabadji doxal ci Sénégal mun naa dem ba benn instant saa waay ma am sensation wu nekk candidat. keneen mun na ko bëgg a nekk keneen mën na ko bëgg a nekk. donc 2024 li yàlla dogal xamaguñ ko. li ñu xam tey mooy Macky Sall mu ngi jàkkaarloo ak xeexu coronavirus bi. mu ngi teg programme de résilience bi nan lañ ko ciy gunge naka la ñuy doxalee. mais alors gis nañ aussi ci biir APR bëri na ay querelle interne. coow li bëri na seen parti da ngeen di xëccoo di xiiroo di ŋaayoo yow nga nekk kenn ki nga xamante ne ku jege Macky Sall nan maanaam nga am mouvement buy jàppale président Macky Sall ban jàngat nga siy def. c'est vraiment écœurant man daf may métti c'est-à-dire que mais lecture bi dafa yomb lecture bi li ko yombal mooy. wala ñoom ñëpp daal seen xel yëpp 2024 la. guerre de positionnement wala lan lu tax du loolu yëpp c'est-à-dire que El Hadj Malick boo nattee sa biir kër da nga yor sa kër nekk borom kër gi sa ay doom di jotee mais boo nekkul ci kër gi bu fekkee kenn du saafara xeex boobu il faut que nga ñibbisi régler ko mais tu as des problèmes. boo amul sa mag wala sa rakk bu nekk ci biir kër gi boo xam ne xale bu ñu xeexee na leen yem leen mais yow boo tukkee dem Paris wala dem feneen il va falloir que nga ñëwaat pour régler sa problème mu kër mais ça pose problème. wax naa ko keroog te man loolu sama regard ma ci am la maanaam APR nu mu war a melu ko du parti bu structuré te président de la République moom presque des fois day toog ba si yàgg dóor si table mais teewul coow li tamit day gën a bëri. non xam nga yenn yi c'est humain yenn yi du ay affaire de APR. c'est-à-dire que au-delà de APR. diggante nit ak nit. tey man ak yow bokk nañ parti jote nañu
mais président lan moo nekk ci bopp bi nga foog président lu mu yor dafa diis ci lu muy lijjanti dafa bëri mais tey man dama jàpp wax naa ko keroog proposé naa loolu ma ne war nañ am un médiateur wala des médiateurs yoo xam ne lii bu xewee ñoom ñooy jóg dox tànku jàmm fay ko ndax bu fekkee problème mu Farba Ngom. yaa xam Moustapha Cissé Lo ak Moustapha Cissé Lo bu dee problème boobu ngay wax. mais problème boobu balaa muy dégénérer dafa am fu mu commencé woon y a quelques mois coow jógoon na y a quelques mois. mais loolu dañ seetaan nit ñi seetaan. mais ku si njëkk président Macky Sall. non mais mënu ma xam nga tax ma ne du président Macky Sall exactement. am na ñoo xam ne mënoon nañ dox luy tax mbir mi saafarawu ci lu gaaw. mais ci diggante bi président Macky Sall moom ak Cissé Lo ñu bëri dañu foog ne woon problème am moog Cissé Lo la Cissé Lo ci boppam taxaw na wax na ni aw maa moom benn jafe-jafe aw maa moom benn xaarama yàlla donc problème boobu féeti na boor mais ñeneen ñi nga xam ne ay défenseurs u Macky Sall lañu yaa xam tey kenn mënu ko reprocher ñàkkam cofeel ak ñàkk ku dal ci Macky Sall mu dal sa kaw Farba Ngom waxatuñu ko soldat la wax na ko nee na ànduma ak kenn Macky Sall kese la àndal ku dal ci kaw ma dal sa kaw donc bu ñaari soldats yooyu taxawee jàkkaarloog Cissé Lo bi nga xam ne aussi saa waay dafa am jaar-jaar. ci politique bi bien sûr am na ci taxawaay donc ñetti ñooñu. ku ci nekk jàpp nga ni mais moom doguma la moom tamit président Macky Sall moo ko ñor n'est-ce pas. loolu laa lay wax ni ma ne ñetti ñooñu. ku ci nekk jàpp nga ni kenn gënu la yeeyoo mbir mi ku ci nekk jàpp nga ni yow la rek mais ala kulli haal foo mu am ñeneen ñoo xam dañu ñëw intervenir nag. malheureusement man dama jàpp ne loolu moo manqué. ba mbir mi dégénéré ba egsi fii. alors gis nañu aussi IGE inspection générale d'État François Collin di vérificateur général bi jiite ko génne ñetti rapport 2016 rapport 2017 rapport 2018 2019 ñu seetlu ni si am na ñu joxoñ baaraamu tuuma dañ seetlu ni rapport yi day faral di am muy OFNAC muy tamit yeneen bërëbu yi nga xamante ni ay organe de contrôle la. mais mbir mi daanaka mën nañu wax ni du mujjee fenn. ah bon du mujjee fenn. waaw du mujjee fenn daal. mais attends lu bëri mais dañ koy ranger ci tiroir bi. lu ci sénégalais di xaar. ci seen du ci am. xam nga dama am benn borom xam-xam mu déggoon mu ne ma. mu ne attention mu ne mu ñàkk mujjee fenn bi Sénégal dañuy foog ne lépp lu mujjee fenn mooy lu ñu génnee wax ko iTélé wax ko RTS wax ko feneen. waaw mais maanaam su ma la nee mujjee fenn est-ce que tamit su jaree yoon def liggéeyam yoon aussi def liggéeyam. su jaree aussi ay daan am. bu fekkee yow li nga def. redressement rek la ñu war a def. bu fekkee da nga def mbir. nga njuuj njaaj ay koppar ñu war a teppi ci sa xaalis ay at di la ko fayeeku nga fay ko mu jeex mu yem fa loolu du def dara nga foog dama ko jàppee noonu. mais li ma mën a jàpp mooy réew boo ko yoree yàlla dogal nga am ay ndomba tànk nga nekk ci ab boîte. ñi féete sa gannaaw yëpp yàlla leen ëpp payoor ñi féete sa gannaaw yëpp yàlla leen ëpp demin war nga jommale sa bopp. di dugg ci ay tuuxi doona même si nag rapport yi nii du ñu wax souvent que ni da nga sàcc non c'est pas que da nga sàcc. waaw dafa am ay manquements parfois faute de gestion la faute de gestion. parfois ñàkk xam fi ngay teg sa tànk la ainsi de suite ainsi de suite. wala tamit procédure yi jaarul yoon procédure yi bañ a jaar yoon. donc yooyu yëpp nag malheureusement sénégalais duñ ko xam dañu jékki-jékki bind ci presse bi ne. El Hadji Malick bañ ko dénkee tel boîte détourné na mais détourné dafa garaaw détourné mooy koppar yoo xam ne dafa war a dem ci lii nga jël ko def ko leneen mais mën na nekk effectivement détournement mais détournement boo xam du sàcc c'est-à-dire que ku nekk xam na ay ligne budgétaire nu muy demee par exemple ñu defal la ay ligne budgétaire ñu ne ay écran téléviseur nga war a jënd ci biir année bi nga gis ne ay salaire sa ligne budgétaire u salaire manqué na nga jël xaalis boobu dugal ko foofu mais détournement la effectivement mais détourné woo ko def ko sa poche donc man dama jàpp ne rapport yi naqari nañoo lire déjà yombut a lire. bëri na de man dama jàpp ni war nañ def pédagogie. boo xam ni ci rapport yi. IGE bu génnee rapport yi peut-être que ñoom président rek la ñu am pour rendre compte mais am na yeneen rapport yoo xam ne bu ñu ko jotee man dama jàpp ni war nañ gën a mën a expliquer sénégalais. ñu xam ne ministre bii jiñu ñu ko dafa sàcc waxuñ ko dafa jël xaalis bi sàcc ko mais dañ ko ni bañ ko dénkee xaalis bi fii la war a def xaalis bi jëndeewu ko écran dafa dem jëndee ko ay montre montre bu jox ko agent am te warul jox agent am dafa recruter temps te warul recruter temps ainsi de suite ainsi gën a expliquer nit ñi. mais jàpp naa ne ku fóote moom ci réew mi te président wax na ko keroog. yoon dinañ def lu ci war a def. am na solo mbokk téléspectateurs yi ma fàttali tey ñu ngi dalal Thierno Amadou Sy nekk leader du mouvement Hayesso mu ngeen participer ci émission bi soo leen wootee ci 88 628 32 32 alors Thierno Amadou Sy déclaration de patrimoine gis nga président de la République souligné na ko ci réunion conseil des ministres ñu bëri njort ni vraiment am na ci
ñoo xamante ni daanaka sax loolu moo am ñu ngi traîner ba léegi déclaré wuñ seen patrimoine ñooñu dafa am lu ñuy nëbb wala lan. voilà loolu am na solo parce que am na ñoo xam ne dañuy reprocher président. Oui. mais mbir mi kenn amul loo ciy reprocher président Malick ñu def le ministre de la République nga xam ne sa budget bu eggee temps da nga war a wax nit ñi lan nga am balaa ngay commencer gérer budget boobu balaa nga ciy commencer liggéey yaakaar naa délai wu 3 mois lañ la jox. nga toog at defoo ko mais président dafa baax. ah dafa doon sanctionné. dafa baax ba mu la ko fàttalee parce que kilifa nga saa waay boo demee ba egg si yenn position ci état du yëfu caaxaan kilifa nga waruñ la fàttali loo xam ne da nga ko war a def donc man dama jàpp ni président mbaaxam sax moo tax mu leen di fàttali ne leen waaw war ngeen def déclaration. maanaam moo nekk si bañ fekk. non mënoon na ko si bañ a fekk mu jël yat wax wan la yoon bi. am na solo am na loolay ku nekk si ligne bi allo. salaamaaleykum Hadj Malick. allo. salaamaaleykum Hadj Malick. waaleykum salaam. mbokk ci kaw la sama bisimilah. salaam barakallah di leen ziar ci yomul jumaa bi. alhamdulilah di la delloo ziar. di leen ñaanal jàmm di ko ñaanal suñu bopp. alhamdulilah. Hadj Malick. di la ko delloo waaw bisimilah. daal bu ma sañoon. sooy invité del invité ñoo xam ne réew mi la ñuy défendre mais pas kuy défendre benn leader politique wala benn parti politique. mais moom nee na réew mi soxal na ko de. xam nga lu tax ma jàpp ne réew mi soxalu ko. ah déet waay waaw. nga bàyyi rek waaw bisimilah. waaw dañuy waxtaan rek. entre ay sénégalais. damay respecter position mais nag man damaa am xalaat ci réew mi te aussi ci réew mi laa bokk. bisimilah. te man président Macky Sall mii. wallahi li ko élire 2012. ak àjjuma ji man daf ma jaral ma jël bi avion dem ba tëji deuxième tour. ndax diggante premier tour ak deuxième tour dama ñëw Sénégal ma gis na deuxième tour il faut ma voter. te patriote pour mu am sañ-sañ ci réew yi di ci wax di ci xalaat il faut muy nangoo voter. dama koy wax toujours suma xarit bi dee leen voter bu élection jotee li leen neexul ngeen bind ko fi li leen naqari ngeen continuer ko. su ko réew mi ñoroon dafay ànd ak li Sénégalais yi di dund. li Sénégalais yi di dund. ku ànd ak réew mi ci Sénégalais yi ngay àndal mais doo ànd ak ñi nga xam ne ñun bokkuñ ci benn parti mais dañu nekk ay Sénégalais yoo xam ne dañu bëgg suñu réew baax ñu dem ci ay réew yu différent gis nu réew mi baaxee. ñu ñëw fii gis ne état bi dafa am ay complice nga baal ma ci wax ji. xam nga ñu ñooy complice état bi. ñan la. complice état bi am na ay certains journalistes yu ci bokk nga baal ma. am na ay certains chefs religieux yu ci bokk ñu baal ma. am na ay certains sénégalais yoo xam ne kenn xamul leen ñu ci biir ci lañ bokk ma ñu waxante dëgg. am na benn journaliste bu mu mos a déglu muy wax ñu koy wax Aliou Ndiaye defe naa mooy bi nekkoon Walf. mu ne mos nañ waxtaan ak benn xaritu tubaabam. mu ne ko seen réew pour mu baax. dama yaakaar ne bés dina ñëw ngeen yegg fi Rwanda yeggoon. ba ku nekk xam sa bopp xam sa place. yàlla nañ ci yàlla musal sëñ bi. ci yàlla musal jërëjëf. dina la tontu léegi incha allah. waaw incha allah nañu liggéey réew mi. xam nga sëñ bi. jërëjëf Thierno El Hadj Malick c'est-à-dire que lii bokk na ci li ma doon wax sànq xam nga sànq maa ngi lay naan. man fi ma féete dama fa féete jàpp ni sama bëgg Sénégal ak sama liggéey Sénégal mun naa ko defee fi ma ne. moom bu dee opposition la bokk jàpp ni loolu la te dama ko ciy respecté c'est-à-dire que man awma problème mu maa la gën a bëgg réew mi. ndax gën laa bëgg réew mi ci liggéey laa koy wane. liggéey mooy ba ma commencé politique ak léegi kenn gisuma ci ay activités politiciennes. c'est-à-dire que commune Nabadji ba ma nekk xam nañ ndax bëgg naa commune Nabadji wala bëgguma ko Covid bi ñaata yoon laa ko dem. def fa lu am njëriñ. d'accord lan nga fa def lan nga fa ba may lancer sama mouvement déjà. Oui. J'ai organisé une journée médicale indi ay gynécologue am nañ fa ay soxna yoo xam ne pour ñu am gynécologue hôpital bu njëkk bi Ourossogui la nekk c'est à 16 kilomètres de Nabadji. loolu am na lu njëriñ askan wi. Il y a au mois de janvier le professeur Daouda Ndiaye mouvement action ñu ngi may dégg. indil ñu fa 35 spécialistes fajal ñu askan wi xool ñu seen bët fajal ñu lépp si ñoom loolu bokk ci si bëgg sa gox. léegi si corona bi nag. ci corona bi. oui mais il y a déjà la semaine dernière mouvement action toujours avec le professeur Daouda Ndiaye 3000 masques laa yóbbal inspection d'académie bu Matam ñu ngi may dégg d'accord loolu mooy amal njëriñ sa askan
avant loolu mouvement xaaye si boppam poste de santé Nabadji thermoflash bu njëkk ñoo ko fa yóbbu état defu ko mairie Nabadji defu ko. ñu yóbbu leen 1000 masques léegi sa caméraman bi mooy fàttali mbay yor business global couture d'accord mbay moomu dafa jël lu toll ci juróomi téeméeri masques jox ma yóbbu la sa askan bëgg sa askan nag bokkul ak parparloo politique ñun dañ ko romb ndax El Hadj Malick wax nga ko sànq ba ñu waree jàng dañ ko jàng ba ñu waree liggéey ci réew mi dañ ko liggéey mosuñ ñu gis ci mbiru combine ak mbirum yu amul fayda donc politique bu ñuy def dañ ci ànd ak fulla ak fayda respecté tam ñi ñu ko jàkkaarlool kenn mu mës a dégg may wax leader opposition yi li ma leen war ta wax. du ma ko def ndax dama jàpp ne seen bëgg Sénégal fa la toll ca la ñu ne. am na keneen ku nekk si ligne bi allo allo allo. allo. bismillah. allo ça va. alhamdulilah fa nga ñu woowee soxna si. Nabadji la allo. allo waaw ñu ngi lay dégg yaa ngi en direct si ITV. allo allo. waaw ñu ngi lay dégg bismillah. salaamaaleykum. waaleykum salaam soxna si. ça va monsieur le maire Cheikh Ahmed Sy. waaw waaw yaa ngi en direct si ITV ak Thierno Amadou Sy baal ñu nga wàññi son télé bi. allo monsieur le maire. asalaamaaleykum. ah bon moom mooy sa maire déjà. ñoo ngi lay ziyaara bisimilah. yaa ngi en direct bisimilah ñëpp ñu ngi fii ñoo ngi kontaan di suivre émission bi. allo. oui allo. soxna si yow dafa mel da ngay bàyyi xel télé bi baal ñu nga wàññi son wu télé bi su ko defee. nga mën a wax directement alors waa Nabadji la Mansour. waaw mais malheureusement allo. moom malheureusement nag moom vraiment xam naa ne dafay déglu télé bi kon amul solo waaye li am solo El Hadj Malick mooy. réew mi bu ñu ko bëggee defar bu ñu tuumante. c'est-à-dire que am ay suspicion xam nga wax na fi léegi lu garaaw ne am na ay journalistes yoo xam ni dañoo combine ak état bi. waaw mais xam nga loolu gis-gisam la moom. waaw loolu la moo tax ma ne. non moo tax ma ne loolu lan la war a tekki. boo demee ba ay chefs religieux mais c'est-à-dire que naka la ñu mën a nattee loolu. mais Sénégal ku nekk xam na ko ligne éditoriale dafa am. oui soppi amoon na fi journalam. bien sûr ña fa nekkoon kon dañu. ligne éditoriale dafa am. dafa am de. maintenant bu sa ligne éditoriale correct nga jàpp ni fii nga war a yemale mbir mi ñu ne non da nga war a wax ba mu ëpp dayoo. te ma tegal la si lu bëri lu Sénégalais di jaawle mooy ñoom pour ñoom journaliste su dalul si kaw nguur gi rek. moom daal liggéey ba xaw dalul si kaw nguur gi rek liggéeyul. te loolu moom vraiment moom. boo nekkul opposant géeréelu ñu ne doo journaliste. am na solo allo. allo. allo asalaamaaleykum. waaleykum salaam. monsieur Cissé vous allez bien. madame Tall baal ñu nga yëkkati kàddu gi ñu dégg la bu baax. ma ne monsieur Cissé vous allez bien. waaw alhamdulilah ñu ngi lay dégg bismillah yaa ngi en direct. ma ne. waaw. ki jëkk a woote li mu la wax. lu am sens la. kenn askan bi ñun en fait askan bi da nga war yow da nga nekk ci seen soxla. di wax ay sujets yoo xamante ni c'est important. loolu lañ la xamee sa émission. dañu bëggoon na nga continuer ci lancé boobu. ñun actuellement politique intéressé tuñ. parce que ñi nekk ci politique bi wane nañu seen ay limites. actuellement les problèmes brûlants de l'heure xam nga mooy lan. Sénégal tey jii nga ubbi robinet mu xelli ndox. miracle la ak milliards yu ñu def ci ndox mi yépp tey jii waa Sen'Eau jox nañ leen déjà comment dirais-je Suez jox nañ ko marché ba nga xamante ne mooy KMS 3 mënu ko yeggale mënu ko lijjanti ñu dolli ko distribution de l'eau loolu c'est plus que scandaleux yeneen scandale yi dañ ci habitué depuis 8 ans ba nga xamante ni léegi dañ leen di bàyyi ñuy wax expliquer n'importe lu leen neex mu dañ ko wax mais ñun on écoute et ñu ngi leen déglu gis nga boo déggee ñuy expliquer di wër plateau télévision di wax ci scandale yi ñu dund fan yi nii sa xol bi day bëgg a génn donc da ngay def du préfère nga tëj nga zappé plutôt que nga leen di déglu donc ku ñu sa émission bu mel na yow nga am émission bu am importance Sénégal la yëpp di la déglu yow war nga xool choisir sa sujet yi nga xamante ne moo ñoo Sénégalais tey agriculture may baa ngi nii mi ngi taw mais président yi ñu ngi torox ba ne tot mais bu def ay reportage dem ci seen tool yi di leen xool di leen jàppale mais loolu moom moo ñu intéressé
xool par exemple école bi naka dañ koy restructurer ba nga xamante ne à la rentrée il y aura des progrès woo par exemple ñi nga xamante ne acteurs yi principaux yi ñu wax ci école bi nga xamante ne mooy fondement réew ñun loolu lañ soxla. santé c'est la même chose non attendez il faut wax leen ne la santé bi actuellement. ñu bari nañu toog seen kër yi feebar mu amuñu ku leen gindi parce que xam nga dañuy ragal dem hôpital pour bañ fa jàpp ay problème Covid 19 ba tax mais il faut inviter des spécialistes ñu rassurer population yi ci nga li ñu soxla vraiment politique politicienne moom on en a vraiment assez te gis nga li fi mu ne nii doy na sëkk la ñu war a wax actuellement la ñu wax leneen ci yeneen sujet moo ñu mooy suñu soxla merci beaucoup. jërëjëf madame Tall. mais El Hadj Malick non dafa c'est bien c'est-à-dire que. dafa neex ci réew. oui nga toog sa kër seetaan sa télé. ne seen programme bi da nga ko war a changer defal leen ma lii. en sachant que. conducteur u télévision. effectivement c'est du matin au soir. effectivement te format émission bi fii ku nekk moo fi ñëw ku nekk fi ñëw. donc madame Tall ñu koy gërëm bu baax a baax. maintenant nag c'est bien aussi. di fàttali ay mbir. c'est-à-dire que réew mi politique moo ngànk lépp agriculture moom wax nañ fi sànq. agriculture wax nañ fi santé parce que wax naa la fi ay waxu journée médicale. effectivement donc il faut ñu góorgóorlu gën a farlu ci bañ a waxe ak xol. waxewul ak xol nag heureusement parce que wax dëgg yàlla ànd nañ ci ak dal mais il faut ñu góorgóorlu xam ni réew mi ñoo ko bokk opposant bi nu muy demee ci télé yi toog sànni xeer noonu la ki fare nguur gi mën a ñëw analyser de manière lucide wax soxlaam même opposition. da nga ci gis ñoo xam ne dañuy toog ànd ak lucidité wax mbir yi ni mu amee donc il faut ñu gën a farlu ci. am na solo am na keneen ku nekk si ligne bi allo allo. allo kooku dafa mel ne dem nañu xaaral tamit suñu beneen téléspectateur bu nekk si ligne bi allo. allo oui. bisimilah allo. allo oui. waaw soxna si. allo oui. soxna si yow de bisimilah waaw ñu ngi lay dégg dafa mel ne yaa woote woon sànq de wala. oui waaw man la. waaw bisimilah ñu ngi lay dégg bu baax. allo oui je voudrais m'adresser à monsieur le maire Thierno Ahmed Sy. waaw mu ngi lay dégg bu baax. da ngay xaw a sore télé bi rek nga wax directement. yow waxal rek mën nga wax ñu ngi lay déglu. d'accord sori na. bisimilah mu ngi lay dégg. allo Thierno Ahmed Sy. oui bisimilah ñu ngi lay déglu. ça va. sant yàlla bu baax a baax. alhamdulilah. bien. en fait man dama bëggoon indi sama point de vue ci liggéey bi. waaw bisimilah. ndax Thierno Ahmed Sy dafa nekk nit koo xam ni waa na bàyyi ñëpp ñu koy bëgg ñu ngi koy bëggal seen xol. c'est quelqu'un koo xam ni dafa bëgg na bàyyi bëgg commune am bëgg réewam. allo dafa nekk nit koo xam ni développement commune bii rek la bëgg te ñun dañ ko bëgg ci loolu ndax ñun mësuñu xam développement mësuñu xam loo xam ni day gën a yëkkati suñu commune mu dem kanam waaye on a dit ça avec Thierno Ahmed Sy et c'est une fierté pour nous. merci beaucoup. jërëjëf vraiment Thierno Ahmed Sy xamal ni waa na bàyyi ji waa commune bi na bàyyi ñëpp ñu ngi ko ginnaaw incha allah dinañ la gunge ba nga am li nga bëgg te ñun tamit ñu am ci li ñu bëgg ndax ñun xam nañ ni développement nga bëgg te ñun développement lañ bëgg incha allah yàlla dina ko def. jërëjëf ñu ngi lay gërëm baax baax. yàlla na la yàlla jàppale ci lépp li ngay def ndax yow. taxul moom bu la ko yàlla fayee rek jàmm rek ngay am. jërëjëf ñu ngi lay gërëm baax baax. merci beaucoup El Hadj Malick xam nga dafa am solo. ci réew diversité. xam nga kii man la àndal xam naa. waaw te Nabadji lay wootee. Nabadji lay wootee moom li ñuy def ni neex na ko. noonu la keneen des APTLM. effectivement parce que El Hadj Malick bi di présenté neexuma. mais El Hadj Malick su naree mere Sénégalais bi ci loolu. dafay sonal boppam. effectivement man ñi may politique loolu laa leen di wax. man tey aw ma problème mu ay kii ànd ak man wala kële ànd ak man yenn saa damay ñëw Nabadji ku ànd ak man xewle ma dem ca toog. samay gars yi dama war a fa dem parce que kii ànd ak yow ma ne dafa dul waa Nabadji dafa dul Sénégalais dafa dul sama mbokk. mais il faut ñu toll foofu saa waay. effectivement am na solo de am na keneen ku nekk si ligne bi allo. 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 bisimilah kilifa gi. Malick. kilifa gi. Malick. waaw bisimilah waaw ñu ngi lay dégg. sànq dama oote woon dafa coupé. waaw. c'est-à-dire man. waaw. émission bi depuis mu door ba léegi dama koy suivre mais émission yu bëri ci télé Sénégal suivre tuma leen. ñun duñu ay xaleel. xam nga le jusqu'à ba may daf doon wax ne il faut politiciens yi bàyyi xel sénégalais yi parce que ñëpp ñu ngi seen kër yi tëdd waaye ñëpp nelawuñu. te loolu lu neex a dégg la
gis nga yow mën nga dàq sa waa kër yëpp acca tëdd jot na ñëpp dugg ci seen biir kër yi néeg yi nga tëdd sa kaw lal foog na sa doom yëpp nelaw nañ fekk am na ku nekk ci ordinateur am c'est-à-dire sénégalais yi ñëpp nekkuñ di nelaw li la ndaw soosu wax. sa émission bi sénégalais yi dañ ko commencé valoriser ñun duñ ay politiciens man duma politicien man Sénégal moo ma intéressé yow xam nga fi ma dëkk xam nga maay kan milité wu ma ci benn parti man réew mi moo ma ñor. réew mi moo ñu ñor parce que looloo tax ñuy voyager ci biti luñ am ñu indiwaat ko fii delloowaat ko fii. kon ñun sécurité réew mi daf ñoo ñor santé daf ñoo ñor infrastructure daf ñoo ñor justice bu transparence tey. question bi nga ko posé ci affaire rapport IGE yi. moom mënu la tontu parce que li lay xamal ne rapport IGE yi lépp tàbbi na aljana comme ni ko xale yi di waxee gis nga bu ñu naxante bu ñu jayante. sëñ bi. keroog dama la waxoon ne la Malick. sëñ bi su fekkoon ne Diouf bi mu ñëwee dafa mal gouvernance bi fi Senghor nekkoon da koo réglé. Wade réglé mal gouvernance bi fi Abdou Diouf nekkee woon Macky réglé mal gouvernance bi fi Wade nekkee woon. keneen ku ñëw da ngay sóor loolu. jërëjëf ñi fi nekk lu leen neex def parce que xam nañ ne. ñi fi jaaroon liñ def dara fekkul leen ci kon li ci kanam dara du xew. jërëjëf loolu dina la tontu léegi incha allah. mais lu muy wax noonu tontu naa ci. waaw ba ma war laajee rapport IGE yi wax naa la. waaw dem naa sax ba léegi. que président Karawas ta waroon jël dóor. effectivement. donc boo ñu suivre bu baax di nga dégg sëñ bi ne. wax dëgg yàlla tontu naa ci. xam naa ne loolu daf ko échappé. voilà loolu. salaamaaleykum. am na keneen ku nekk si ligne bi allo. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam. sëñ bi maa ngi lay jaare maa ngi wootee Diourbel. bismillah kilifa gi. waaw sëriñ bi na ngeen def. alhamdulilah. d'abord li may njëkk def di rafetlu émission. baal ñu nga yëkkati kàddu gi. ma ne d'abord li may njëkk def di rafetlu émission. jërëjëf. Sénégalais yi nag dafa am benn problème bu am ci ñoom. kenn ku ne. na respecté décision keneen ka ca def. jàpp naa ne télé bu ko ubbee di fay ay droit am di fay ay léppam pour wut lu neex askan wi la. du kenn ku ne nag la nga nekk rek moom moo la neex moom nga war a déglu moom nga war a xool. wax dëgg yàlla. nañu respectante suñu biir. wax dëgg yàlla. man je fais de la politique. je suis fier de cette journaliste là. musuma ko gis xaw ma ko. mais nga dem ba nekk ci benn système jàpp ne tey système ba nga nekk ci lii nga mën a jàppale Sénégalais yi loola grandeur rek moo ko man ma di ko encouragé. dul déglu yow sa émission man dama koy suivre lu bari tey laa ci mos a woon. tey laa yëkkat sama téléphone woote parce que pourquoi parce que la ngay wax dafay am solo. du caaginu tey da nga war a nekk ci benn système rek continuité di ca def émission war nga def lii tey nga war a wax ci politique suba nga wax ci artisanat suba nga wax ci beneen domaine loolu lañ leen di doyee. kenn ku ne nag nañu respecté ci suñu biir. xam ne Sénégal ñoo ko bokk. te loolu sax nañuy def lii moo koy defar. ma ni chaque jour ak thème bu ñuy waxtaanee. merci beaucoup loolu laa bëgg a wax. lii mooy defar sénégalais lii mooy defar réew mi nañu de bàyyi xelante suñu biir kenn ku ne ñu respectante bëgg-bëggam ak décision am Thierno maa ngi lay encouragé ci li nga nekk. jërëjëf di la ci félicité di la ci gërëm di la ci sant. parce que lii mooy doxal Sénégal. tey jàpp nga ne sa journaliste booba war nga mën a am beneen pousse boo te yokk pour réew mi mën a dox kanam nga yokk ko ca loolu encouragement rek lañ ko matal. jërëjëf. di sant le président de la république. parce que bi mbas mi jotee ba léegi kenn ku ne gis na taxawaay bi jom jim ko àndal fulla ji fayda ji lépp ngir bëgg sénégalais yi nekk à l'aise domaine bu nekk ci Sénégal président fekk na la fa nga toog jàppale la ne la lii maa la ko defal ci mbas mi. loolu nag lu ñu koy sant la di ko gërëm. je vous encourage jërë ngeen jëf. di la gërëm bu baax di la sant Thierno Amadou Sy. ba xam nga nag lii mooy li ma doon wax sànq rek. mooy ñii dañuy fare nii ñële fare na le ku nekk ak sa vision. waaye nag ku ciy génn ci télévision. ku ciy wax ci rajo. yàlla na nga la ngay wax amal njëriñ askan wi. man damay ragal di dem ci chaîne de télévision yi wala ci rajo yi di wax loo xam ne amulul kenn njëriñ. waaye la may wax nii. amal na njëriñ. ñii nga xam ni peut-être ci commune bu Nabadji la ñu bokk. ñi nga xam ni peut-être ñu ngi ci ay zone rurale. xam la ma xam ci monde rural bi. xam la ma xam ci le Sénégal des profondeurs. muy 14 régions du Sénégal. donc ñun jékki-jékki ñu rek tëb ne dañu dugg ci politique. ndax dañu bëgg lu ñu neex ñun. ndax suñu métier xam nga ko duñ koy waxee le journalisme mène à tout. effectivement boo ci desee yàlla mën na la wërsëgal lu ne. effectivement. boo toogee nag benn instant nga ni da ngay songu da ngay engagé wu en politique.
c'est parce que Sénégal moo la ñor. am na solo Thierno Amadou Sy daanaka simili yi jeex na. su weesoo Nabaji Cissokho Thierno Amadou Sy lan lay wut lan ngay chercher. xam nga dafa am poste de responsabilité boo bëgg président Macky Sall jox la ko wala la su weesoo Nabaji Cissokho bi nga xamante ni bëgg nga fa nekk maire. question gis nañ Thierno Amadou Sy fu président Macky Sall dem gis nañ la yaa ngi si wetam Thierno Amadou Sy fu kiiwee Macky Sall mu kaasal ko lan ngay wut. mu posé nañ ma question bi sunu beneen naataango journaliste il y a 1 an. ma ne ko li may wut mooy li ma mënal sama bopp mooy élection locale jot ma dem xeex ba jël mairie Nabaji. loolu laa mënal sama bopp. le reste nag sunu borom mu ngi. mais su le président Macky Sall dekkee beneen affaire nga jël maanaam est-ce que nekkul tamit. di wut leneen. non tey li ñuy wut mooy. sunu métier am na lañ ca mën. oui am na fu ñu féete ñoo ngi liggéey wax dëgg yàlla ñoo ngi sant yàlla. waaye nag bu dee élection locale jot na lu ñu war a wuti ànd kook askanu Nabaji yi may seetaan incha allah loolu ñun ñoo ko mënal suñu bopp ñun ñoo koy xeexal suñu bopp. kon président Macky Sall su xëyul suba rek dénk la RTS di nga jël. sama grand Racine Talla mu ngi foofu. di nga jël sama grand Racine Talla mu ngi foofu man li ma xam mooy. oui El Hadj Malick pour vraiment faire sérieux ñun réew mi daf ñu ñor fi mu ñu ñoree nag mooy li ñu nekk di def ak waa Sénégal. su ma amoon jot war la sama dizaine de groupe WhatsApp yi ma am ci xaayeesu. ci Sénégal ak ci diaspora bi su ma amoon jot wax la échange yi may am ak sénégalais yi nga xam ne kon Sénégal moo ñu. ok am na solo am na tamit kuy insister ñu jël ko allo 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 am na téléspectateur bu nekk ci ligne bi buy insister dafa njëkkoon woote mu dagg allo allo. allo oui. bismillah. allo. allo. asalaamaaleykum. aleykum salaam kilifa gi yaa ngi en direct soo mënee gàtt rek daanaka waxtu bi jeex na. gis nañ la yaa ngi insisté sànq ba léegi. maa ngi tudd Mboyri Thioune. waaw bismillah. kontaan nañ ci trop ci invité notre président Thierno Amadou Sy. man dama bëgg a tontu rek tuuti première intervention bi. parce que lii moo tax Sénégal du ñu mën a daje. parce que da ngay wax nit booy wax nit da nga koy xam. ñun commune Nabaji Cissokho kii ku taxaw nii Thierno Amadou lu mu def foofu mosuñu ko am. amul lu mu deful ci commune bi. bu doon émission bi jeexul dinaa wax loo xam ne Sénégal yëpp dina ma dégg xam ne Thierno Amadou Sy mu ngi liggéey ci Sénégal mu ngi liggéey ci goxam mu ngi liggéey ci dëkkam mu ngi liggéey ci commune am. donc booy wax nit da ngay xam ne ku ngay waxal mooy kan. nga xam lu muy liggéey mooy lan. pour nga mun a jox ko wàllam ak xaqam ak ñu mun a daje mun a waxtaan mun a xam ne kan ak kan moom mun a yóbbu Sénégal ci kanam. ñu ngi koy sant ñu koy gërëm di ko ñaanal jàmm di ko encourager aussi parce que ñun gis nañ ko jàpp na commune am mu ngi def lu ko ne lu nekk. mu ngi def ci commune bi. tey lu mu def foofu depuis indépendance ba léegi ñun mosuñu ko am à Nabaji Cissokho. nous sommes plus grande commune du département de Matam. jërëjëf. donc maa ngi leen sant di leen gërëm di leen ñaanal jàmm maa ngi koy sant di ko ñaanal aussi. jërëjëf. di la gërëm ko yàlla fay. di la sant Thierno Amadou Sy. El Hadj Malick ñun daal tey. waxtu bi jeex na suñu priorité. Nabaji ci xol. commune Nabaji ci xol moom la ñuy liggéey guddeeg bëccëg. ndax nag mënoo bëgg sa réew te bëggoo sa gox. bi nga soqee ko Nabaji bëgg nañu ko tey ña nga ca. te incha allahu rabbi jàpp nañu ni. ca liggéey bi ñu nekk. borom bi dina ci def sutura donc ñu ngi lay gërëm bu baax a baax di gërëm Sénégal yëpp. di xam rek ni politique baax na parparloo baax na waaye nañu jiital Sénégal bu ñu jiitalee Sénégal rek lépp lu ñuy def. dëgg am na solo amoon na yéene waxtaane yeneen pàcc mais waxtu bi jeex na xam naa beneen yoon rek. incha allah di la gërëm bu baax di la sant mbokk téléspectateurs yi ma fàttali ñu doon dalal Thierno Amadou Sy nekk leader du mouvement Hayesso di leen gërëm bu baax di leen sant ba altine incha allah.